أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عن الخطب المكتوم والبرزخ المختوم صاحب المناقب المعلوم سيدنا وقدوتنا وأستاذنا ووسيلتنا إلى ربنا السيد الشيخ أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به آمين. وبعد. mbokki ansaaru tariqati tijaniya, ginnaaw bi ñu musloo ci cheytaane tàmbalee ci tur yàlla subhanahu wa taala, julli ci sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, di ñaanal suñu sëriñ suñu wasila sayyid cheikh ahmad tijani radiallahu taala anhu, ñu koy ñaanal ngërëmal yàlla gu sax dàkk. di koy ñaanal tamit mboolem xulafaa yi ak muxaddam yi nga xam ne ñoo dox suñu diggante ak moom. ginnaaw loolu ñu ngi nuyu waa ansaaru tariqati tijaaniya yëpp, góor ak jigéen, mag ak ndaw, ñu ngi leen di nuyu, di leen ziyaar, di leen ndokkeel bu baax a baax a baax. ñu fas yéene rek tënk lu gàtt rek, comme ni ko ñi nga xam ne ñoo yor programme bi sàkkoo, te mooy ñu waxtaan ci sayid cheikh ahmad tijaani radiallahu taala anhu, wala ci tariqa sayid cheikh ahmad tijaani radiallahu anhu. waaye mbokk yi sàkku ñu gàttal ko ndax nit ñi mën a am temps wu déglu ko. xam naa nag tënk rek lay doon, incha allahu taala ñu jéem ci rek suñu kemtulaayu kàttan ngir laayante biir, waxtaanee suñu sëriñ, suñu soppe, suñu wasila, suñu digganteeg suñu borom muy Seyd Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu. dafa mel ni sëñ Mbay moomu nga xam ne moo ubbi jotaay bi tàmbali woon na, mooy njëkk a tàmbali mawdu ci waxtaan ci tariqa bi ak objectifu tariqa, maanaam waxtaane définir baatu tariqa ak objectif bi lan la. ci loolu la tàmbali woon, mu amoon solo lool tabaarkalla. ñu defoon ci commentaire wax leen tariqa am gi mu am cosaan ci alquran, am ko ci sunna. léegi nag mu mel ni baatu tariqa dañ ko laafe, maanaam dañ ko idaafal ak beneen baat, muy at tariqatu at tijaaniyatu. baatu at tariqatu tijaaniyatu, ci baatu at tariqatu rek lañ doon wax cosaanam, waaye buñ ko laafalee, buñ ko idaafalee ak baat bu ñuy wax at tijaaniyatu, symbole bi lan la, maanaam ban ramzu lay taxawee, lu muy symboliser. ñu di leen wax baatu at tijaaniyatu rek fi mu sosoo soog a continuer. baatu at tijaaniyatu fi mu tàmbalee mooy maanaam aw askan la bu ñuy tuddee tijaaniya wala at tijaana. loolu nag liy sabab bi mooy Seydina Cheikh radiallahu taala anhu, ñeenteeli maamam bi ñuy wax Sayyidi Muhammad, il Muhammad, mais nga fatxa ko nga ne Sayyidi Muhammad, doonte sax am na ñu def Muhammad, ñu mas ko mas lonk, mooy ñu rafoo ko. Muhammad ibnu Salim nga xam ne mooy ñeenteeli maami Seydina Cheikh radiallahu taala anhu,
mooy ki nga xam ne moo njëkk a def délégation ànd ak ay mbokkam wàcc ci dëkk boobu ñuy tuddee Aynu Maadi ca Algérie nga xam ne fa la Seydina Cheikh radiallahu anhu juddoo dëkk fa ba mu fa dëkkee nag tabaarakallahu mu denc fa soxna ci giir googu ñuy tuddee giiru Tijaana nga xam ne mooy néegi ndeyu Seydina Cheikh radiallahu anhu maanaam néegu yaayam foofa la ca Algérie ca Aynu Maadi ca giir gi ñuy tuddee Tijaana léegi nag ba mu demee ci ñoom goronte ak ñoom takk ci ñoom seen doom am fa ak njaboot loolu moo tax ñuy askanee Seydina Cheikh radiallahu anhu ci giir googu ñuy tuddee giiru Tijaana waaye maamam yu góor maanaam maamam ci wàllu baayam amu ci kenn koo xam ne ci giir googu ñuy tuddee giiru Tijaana fa la bokk kon loolu benn kiiw bu leer la maanaam bu gàtt la rek boo xam ne dañ ko doon leeral ci baatu at tijaaniyatu fan la cosaanoo ñeenteeli maamam moo demoon gàddaay dem ci dëkk boobu tuxu fa ba mu fa tuxoo mu goronte ak ñoom ba mu gorontee ak ñoom nag njaboot fa Seydina Cheikh am na mag bu jigéen am na rakk bu góor ba mu fa njabootee nag ñuy askane maami cheikh yi ci at tijaana waaye seen cosaan du foofu kon loolu benn laxsa bu gàtt lañ doon wax ci baatu daafe gi ñu daafe at tariqatu ci at tijaaniyatu lan mooy cosaan li kon Seydina Cheikh moo leen yóbbaale ci loolu benn kiiw bu ndaw la buñ doon def su ko defee nag ñu sóobu nag ci beneen audio bi ci topp ci Seydina Cheikh kañ la juddu ak fan la juddoo ak ñan ñoo ko jur ak ban parcours la def mais xam naa lu tënku lay doon ndax xam naa ne du xaj ci waxtaan wi incha allah su ko defee mbokk yi ñu bokk xam ne Seydina Cheikh radiallahu taala anhu turam mi ngi tudd Ahmad ibnu Muhammad da ngay fatxa miim gi noonu lañ ko indee ci Jawaahirul Maani Ahmad ibnu Muhammad la tudd at Tijaani juddu ci atu 1150 ci gàddaay gi maanaam buñ ko nattee ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi tolloog 1150 waaye su fekkee ne dañ koy natt ci miladiya mooy juddug yonentu yàlla Isa te mooy at bii ñu xam weeru tubaab bi mi ngi tolloog 1737 ci la Seydina Cheikh gane àdduna radiallahu anhu fan la ganee àdduna kooku date de naissance bi la mais lieu de naissance bi fan la mi ngi ganee àdduna ci barab dëkk bu ñuy wax Aynu Maadi ca réew mu ñuy tuddee Algérie waaw ba mu juddoo ci dëkk boobu nag moom Seydina Cheikh radiallahu taala anhu mi ngi juddoo ci diggante ñaari wayjur yu tedd ñaari wayjur yu baax wayjuram wu góor mi ngi tudd Muhammad comme niñ ko waxee woon ibnu al Muxtaar Muhammad ibnu al Muxtaar moo jur maanaam mooy wayjuru Seydina Cheikh bu góor ci tënk rek turu yaayam mooy wayjuram wu jigéen mi ngi tudd as sayyidatu Aïchatu bintu sayyidi Muhammad ibnu Sanusi at-Tijaani al-Madawi kon ñaari wayjur yu tedd yooyu ñoo jur Seydina Cheikh radiallahu taala anhu ñu def laxasa bu gàtt rek ci wane ne Seydina Cheikh dafa doon tedd nga ci ay baayam ak ay maamam ndax wayjuram boobu ñuy wax Seydi Muhammad ibnul Muxtaar radiallahu taala anhu boroom xam-xam bu mag la woon nitu yàlla bu mag la woon waaye jaamukatu yàlla bu mag la woon bokk na ci ay karamaatam moom Seydi Muhammad ibnul Muxtaar mi jur Seydina Cheikh radiallahu anhu da daan jaamu yàlla ba ay ruuxaan yàlla tàggatal ko ay rawxaan yi dañ daan ñëw di ko fekk fi mu nekk di wax ak moom naan kon dañoo bëgg yàlla moo ñu la tàggatal waaye dañoo bëgg nga wax ñu lan mooy sa bëgg-bëgg ak lan mooy sa soxla guddeeg bëccëg loo soxla rek ñun ñu defal la ko ñu nekk say xuddaam waaye lam leen doon tontu mooy awma soxla ci yéen jóg leen sama digganteeg yàlla ci yàlla rek laa am soxla radiallahu taala anhu loolu day wane ne kon àggoon na ci martaba ak maqaama foo xam ne mësul aj soxlaam wala ay yitteem wala ay bëgg-bëggam ci benn mbindeef bëggul kenn nekk intermédiaire digganteem ak yàlla
waaye dafa amoon rapport direct ak suñu borom subhanahu wa taala. as-sayyidatu aishatu te mooy way juróom wu jigéen moom tamit kazalika. damay delloo jàngkat yi rek ci jawahirul maani jikko yu tedd ak yu baax yi nga xamante ne moo nekkoon ci soxna soosu. xam naa duñ ci guddal kon day jël temps bi liñ bëgg a wax yëpp duñ ko mën a tënk, waaye daal ku baax la woon moom tamit jaamukatu yàlla la woon, ku bëri woon lu muy zikar la moom soxna Aïcha mi jur Seydina Cheikh, ku bëri woon lu muy def salaatu ala nabi, waaye ku bëri woon lu muy topp boroom këram la, di dox ci ay bëgg-bëggam, di teet mbooleem loo xamante ne dafay safaanoo ak bëgg-bëggam. comme ñaari waajur yu tedd yooyu ñoo ko jur moom Seydina Cheikh radiyallahu taala anhu. wax naa leen 1150 la ci gàddaay gi, tolloog 1737 ci juddu yonent yàlla Isa mooy weeru tubaab ca dëkk bu ñuy wax Aynu Maadi ca Algérie. foofu la Seydina Cheikh juddoo. ñaari waajuram yu tedd yu baax yooyu nag def ci moom yar boo xam ne bu exceptionnel la, yar bu yéeme, yar bu rafet. bokk na ci liy tegtale ne yar bu yéeme bu rafet lañu yar Seydina Cheikh radiyallahu taala anhu mooy mi ngi mokkal alquran moom Cheikh bi mu amee juróom-ñaari at. loolu yéeme la, maanaam juróom-ñaari at la am moom Seydina Cheikh radiyallahu taala anhu mokkal alquran mokkalin bu rafet ci riwaaya bu ñuy tuddee riwaaya imam Warsh an Naafi. ci riwaayatu Warsh la mokkalee alquran ci loxo sëriñam bu ñuy tuddee Muhammad ibnu Hammu at-Tijaani al-Madawi. kooku moo ko jàngal. Muhammad moomu jàngal ko sëriñam bi ko jàngal mi ngi tudd Isa bu Ukaza al-Madawi at-Tijaani, koo xam ne ku siiwoon la ca wilaya. ñëpp xamoon nañ ne borom wilaya la, borom maqaama la, borom martaba la. bokk na ci liñ solo ci karaamay sëriñ boobu jàngal ko alquran mooy gént na gis suñu borom subhanahu wa taala, jàng ci moom alquran ba kaamil bi jeex. am na ñu wax loolu, am na ñu bind loolu. bi mu ko jeexee suñu borom ne ko hakaza unzila, nii lañ ko wàccee, nii nga ko jàngee nii noonu lañ ko wàccee. kon loolu li muy tekki mooy sëriñam yi ko jàngal tamit boroomi xam-xam lañu woon, boroomi wilaaya lañu woon. mais li yéeme mooy juróom-ñaari at nga xam ne ndaw lu ne ci ngay sóobu ci dal am njàng. Seydina Cheikh bi mu amee juróom-ñaari at ci la wattu alxuraan, kon teel na koo mokkal loolu na ci ñëpp jàngee. beneen bi ci des, bi mu jógee ci wattu alxuraan moom Seydina Cheikh radiyallahu taala anhu, waaye juróom yooyu dañ koo xiir ci yoonu sàkku xam-xam. bi mu sooboo ci yoonu sàkku xam-xam moom Seydina Cheikh radiyallahu taala anhu, mbooleem xam-xamu usul yi ak furuu yi, xam-xami cosaan yi ak bànqaas yi yëpp Seydina Cheikh topp na leen benn ba géeju si. ci diiran bi muy soog a am juróom-ñaari at wattu alxuraan ci la soobu ci yoonu sàkku xam-xam. kon ku teel a sàkku xam-xam la moom Seydina Cheikh. loolu tamit ñu war cee tirer ay leçons. dañuy tënk rek, nekk ci sàkku xam-xam, mbooleem xam-xam bu ñuy tuxal wala xam-xam bu ñuy xelu ci jamono boobu Seydina Cheikh gëstu na ko, xeeñtu na ko ba kawe ci ñëpp. ci tënk, bi muy am 16 ans radiyallahu taala anhu, muy fukki at ak juróom-benn, bi mu koy am mbooleem luy xeetu xam-xam bu ñuy jàng ci téere Seydina Cheikh radiyallahu taala anhu jàng na ko. ci ban sëriñ la doon jàngee xam-xam? mën nañoo tënk rek ci ki nga xam ne jàngee na ci moom xam-xamu fiqh yi ci aju, ku ñuy tuddee Sayyidi Mabruk bu Aafiyata al-Madawi at-Tijaani. ci kooku la dalee jàng, li ko dalee ci ay laxdar yu ba ca Muxtasar Cheikh Khalil, nga xam ne mboolem fànn xam-xam bu ñuy jàng ci mazhabul malikiya rek ci jamono yooya Seydina Cheikh jàng na ko. te jamono boobu fukki at la am ak juróom-benn, muy 16 ans. moom Seydina Cheikh radiyallahu taala anhu ci âge boobu ma leen di wax muy 16 ans yi, jàng na ci ba xam, di ci jàngale, di ci ubbee tamit. li gën a yéeme mooy di ci ubbee ci wàllu xam-xam. lépp lu réer waay ci wàllu xam-xam boo ci ubbee, boo ci laajee Seydina Cheikh radiyallahu anhu, bu la ci ubbee nga doyal sëkk, doo soxla keneen ku la ci leeral dara. ci même âge boobu muy fukki at yi ak juróom-benn, moom Seydina Cheikh radiyallahu taala anhu ci la ñaari way juróom yu tedd yooyu faatu, muy Sayyidi Muhammad ak as-Sayyida Aïcha. bi Seydina Cheikh di am fukki at ak juróom-benn, muy atum junni
ak téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn muy 1166 ci gàddaay gi tombeeg Seydina Cheikh am 16 ans ci la ñaari way juróom yi gaañoondoo ci benn bis ñoom ñaar radiyallahu taala anhuma ñoo bokk benn bis biñ gaañu ñoom ñaar li doon sababu seen génn àdduna nag mooy benn feebaru peste ñu koy wax taawun ci arab moo wàccoon ci seen quartier ba faagaagal fa ñu bëree bëri ñaari way juróom yooyu ci la ñu demaale ñu denc leen radiyallahu taala anhuma fekk la jiitu ñuy faatu wutal nañ ko soxna bi majeur rek lañ ko teel a takkal soxna ngir sàmm ko ngir bañ mu dugg ci yëfi gone wala mu dugg ci naka sudul noonu teel nañ koo préparé ci ak mbaax moom Seydina Cheikh radiyallahu taala anhu bi waay jur yi génnee àdduna teewul mu continuer toog place booba toog ci place ba 5 ans yeneen 5 ans boobu jàng na bay jàngale à l'âge de 16 ans laa leen wax ginnaaw bi waay jur yi génnee àdduna à l'âge de 16 ans des na ci dëkk ba ca aynu maadi yi diiru 5 ans di jàngale sunna yonent bi ak mbooleem xam-xami lislaam yi ci jamono boobu doon na ko jàngale léegi am na 21 ans moom Seydina Cheikh ci gàttal am na 21 ans yëg na ne xam-xam bu ñuy jàng foofu ci aynu maadi yi ci Algérie jàng na ko ba xam ko waaye yëg na ne culture am des na maanaam xam-xamam des na il faut mu def li ñuy tuddee sayaaxa tourisme mu génn tukki dem ci yeneen dëkk ngir yokk xam-xamam waaye yokk expérience am ci wàllu xam-xam Seydina Cheikh laxas jógee aynu maadi booba 21 ans la am laxas dem Faas ci jamono boobu mi ngi nekk 1771 boobu mi ngi am 21 ans ci hijriya boo koy natt ci adum miladiya mi ngi tolloog 1758 jamono boobu Faas capitalu xam-xam la woon borom xam-xam yu bëree ak nit yàlla yu bëri ñi ngi dëkk foofa bi mu demee nag mboolem kuy borom xam-xam ci jamono boobu nga dëkk Faas wala lu génn Faas maanaam Faas ak lu ko wër rek Faas wa ahwaasiha Faas ak li ko wër daal ku fee borom xam-xam Seydina Cheikh ñëw na suufu la loo xam ci xam-xam te xamu ko mu yokkoo ko ci yow waaye képp koo xamante ne nitu yàlla nga di borom cër di suufiyanke ci jamono boobu Seydina Cheikh fréquenté na la doon mbooleem loo yoroon ci xam-xam wala nga yoroon ko ci secret bi mu demee foofu nag daje na fa ay nitu yàlla yu bëree waaye dañuy tënk rek ndax xam naa ne kii bi du fi xaj waxtaan wi yëpp du fi xaj waaye kim njëkk a dajeel ñi ngi koy wax Mawlana at-Tayyib ibnu Muhammad ibnu Abdullah ibnu Ibrahim al-Yamlahiya ñu ngi ko suul ca dëkk bu ñuy wax Wazaan Seydina Cheikh daje na ak nitu yàlla boobu jàng ci moom xam-xam njariñu ci moom itamit ci wàllu yàlla moo tax mu ne jël na ci nitu yàlla boobu ay mbir ay secret mu saa ko wirdo jox ko wirdo ne ko dama laa bëgg a jox sama wirdo Seydina Cheikh ne ko subhanallah mu ne ko jox naa la wirdo waaye jox naa la ndigal ci sama tarixa bi nga tasaare ko ndax ci jamono boobu ku ko gis rek xam ne kii borom cër la ponkal la nitu yàlla mu ne ko dama laa jox ndigal ci sama wirdo wi nga di ko jëfe non seulement mais may naa la ndigal ci ngay maye sama wirdo Seydina Cheikh bañ lan moo tax jamono boobu Seydina Cheikh bañ ci jël wirdo bi di ko maye mooy jamono boobu boppam da koo doy maanaam jàpp na ne àggagul fu muy toogee di woote ay taalibe di ko wër mu leen defar waaye dafa toll ci war a defar boppam loolu tamit njàngat mu rëy mi ngi fa war nañ cee jàngat mooy képp koo xamante ne ay nit a ngi lay wër wala ñu lay dikkal di la yaakaaree yàlla te lan lañ yaakaaree nekkagul ci yow li nga war a def mooy wuti ku la defar waaye waroo toog mukk ne da ngay defare te defaroo ko loolu njàngat mu rëy la moo xam ne war nañ koo jàngat ci jamono bi ko Mawlana Tayyib mi joxe ndigal ci tarixam ba pare ne ko na ko tasaare na ko joxe Seydina Cheikh dafa lang ne ko fi mu toll nii damaa toll ci defar sama bopp loolu ci xam boppam la bokk mu jugee foofu dem dajeeg beneen nitu yàlla bu baax boo xam ne borom kashfu la woon ñu koy tuddee Sayyidi Muhammad ibnul Hasan al-Wanjali noonu la ko borom Jawaahirul Maani waxee moom bi Seydina Cheikh àggee ci moom rek Seydina Cheikh waxagul ak moom benn baat dafa ñëw agsi rek seen góor googu ne ko mooy Muhammad ibnul Hasan al-Wanjali ne ko tudriku maqaama Saazili ne ko yow mii ma gis de yow xale bi ma gis maqaama imaamu Saazili mu ponkal moom nga xam ne borom tariixa la woon bu ñëpp xam mu ne ko di nga jot maqaamam di nga ci toog ba pare nag def ak moom ay mukaashafa maanaam wan ko ay mbir yu bëri yu nekk ci baatinam yoo xam ne Seydina Cheikh sax xamu ko mu wan ko ci wàllu baatin kooku borom kashfu la woon
xamal ko itamit fi mbërëm du mujj. waaye Seydina Cheikh radiallahu taala anhu mujjul jàpp ci moom sëriñ boobu mi ngi faatu 1185 ci gàddaay ga. mu wëlbatiku ca Faas daje na fa ak nitu yàlla bu ñuy wax sayidi abdullahi ibnu muhammad al arabi ibnu ahmad ibnu abdullahi maan al andalusi. mu wax ak moom ci ay mbir yu bari, waaye ba ñuy tàggoo Seydina Cheikh tarbiyu na ko ab diir. ba ñuy tàggoo ñaanal na ko yàlla ne ko yàlla na la yàlla defal yiwu ñaari kër yi, mooy yiwu àdduna ak wu àllaaxira. xolam sedd ci moom mu gërëm ko ne ko allahu yaxudu bi yadika, yàlla dina téye ci sa loxo. wax kooku ba muy ñett yoon. góor googu mi ngi gaañu nitu yàlla boobu 1188. Seydina Cheikh moo ko sangal boppam, sangal ko boppam, waajal ko, jébbal ko boroomam moom nitu yàlla boobu. ginnaaw gi nag la dem jàpp tarixa xaadiriya ci ñi nga xam ne ñoo ko doon joxe ci jamono boobu ci Faas. zikar ko ab diir bàyyi ko, jël tarixa nasiriya ci benn waliyu bu baax bu ñuy tuddee Seydi Muhammad ibnu Abdullahi Atuzani. bàyyi ko ginnaaw ab diir la ko zikar teg ko ci suuf. jëlaat tarixa xutbu bu siiw ba ku ñuy wax Seydi Ahmad al Habib ibnu Muhammad al mulaqab bil Gumaari Assijil Maasi. kooku tamit beneen nit yàlla boo xam ne Seydina Cheikh jël na tarixam ab diir bàyyi ko. waaye nag ponkal mii ma mujjee wax bi Seydina Cheikh jëlee tarixam bàyyi ko, ginnaaw gi Seydina Cheikh daf koo gis ci gént, fekk ko génn àdduna ba pare. nitu yàlla boobu jël gémmiñam teg ko ci gémmiñu Seydina Cheikh, te ci làmmiñam moom Seydina Cheikh radiallahu taala anhu saa ko ismullahil azam. te jamono boobu ci nelaw la ne de. Seydina Cheikh jël ismullahil azam bi ko waliyu boobu saa zikar ko ab diir, ginnaaw gi la ko bàyyi. waaw nitu yàlla boobu nag Seydina Cheikh jamonoonte moom ba bi ko yonent bi di jox tarixa bi, nitu yàlla boobu mi ngi doon dund, ndax moom mi ngi gaañu 1165 la génn àdduna. ginnaaw gi nag la jàpp tarixa ci waliyu boobu ñuy tuddee almalamiti yi, wala boog tarixa almalamiti yi ci la ko jàpp ci sëriñ bu ñuy wax abil abbas sayidi ahmad at tawash, nekkoon ci dëkk bu ñuy tuddee Taza, fële génnee àdduna 1204. Moussa Seydina Cheikh ismullahil azam ne ko da ngay saxoo xalwa nag, maanaam da ngay nekk ci xalwa, da ngay wéet, doo wéttalikoo kenn, di tudd yàlla. boo ci saxee rek yàlla dina la defal fatxu, di nga am maxaama yu kawe kawe kawe. waaye Seydina Cheikh tam ne ko loolu duma ko def, ndax charte bee diis ci moom. maanaam wéet bi yow dong def xalwa, bañ a taxoo kenn, bañ a ànd ak kenn, bañ a jaxasoo kenn. charte boobu moo tax Seydina Cheikh ne ko ndigal loolu nag duma ko mën a jëfe. mu ne ko kon nag garantil naa la tur wi ma la saa boo ko dee jëfandikoo saa nga def xalwa, saa nga wéet, saa nga ñàkk jox yaxasoog nit ñi, di nga am fatxu. Seydina Cheikh ne ko xam naa ne ba tey loolu duma ko mën. waaye am na ñu ne sax jël na ko bi mu ko oyofalee charte bi, jël na ko, waaye ab diir la ko zikar bàyyi ko. kon dañuy teg suñu loxo foofu, affaire bi jeexagul. maanaam parcours bi Seydina Cheikh radiallahu taala anhu def ci ginnaaw ba mu juddoo jàng alxuraan ba mokkal ko, sàkku ji xam-xam, ba mu fa jugee mu xam ne am xam-xam kese taxul nit a jariñu, jàng ba jeexal téere yi taxul nit a jariñu. da ngay ànd ak nitu yàlla mu defar la. moo tax mu teg fa ay téere mu wër nitu yàlla yi ngir ñu defal ko. kon nag damay dagg waxtaan wi fii, comme affaire bi gudd na, te mbokk yi dañ ne ma woon rek dañ ko yemale ci 15 minutes. waaye xam ngeen ne Seydina Cheikh ku bëgg a wax ci parcours am, fi mu juddoo ba fi muy jotee tarixa bi ci maam bi, mënoo koo tënk ci diiru 15. salaamaaleykum wa rahmatullah. waa mbokk yi, lii benn dabaatal bu gàtt la rek bu ñuy dabaatal. dafa am foo xam ne dañ